Cheikh Oumar tey dañoo jàpp Karim parce que dafa brûler en tout cas drapeau France yor photo Macron ñu jàpp ko peut-être hors de trouble à l'ordre public et tout xaaroon nga loolu fii Sénégal. waaw Sénégal dañoo toll jamono bi nga xam ne dara duñu fi bett ñun maanaam lépp lu mënta nekk beneen dëkk bu sérieux Sénégal war na fee mën a nekk ndax Sénégal bu ñu fàtte ni du ab dëkk. waaw benn kuréel la rek bi nga xam ne benn famille ko yor di jox intérêt dëkk bi yëpp ay biti ay tubaab ak ay nasaraan dëgg yàlla Sénégal fa toog su ma xoolee nag ñu jàpp Karim ndax drapeau France bi ñu lakk ak photo Macron bi nga xam ne bu ñu xotti te moom si boom dëkkam muy wax waxu liberté d'expression damay am envie sax retaan damay am envie tam jooyaale wax dëgg yàlla waaye ñu gën a gëm rek ne day dëggal ni kon France moom Sénégal symbole française yi dafa mel ni ay symbole secretu Sénégal la lakk fi drapeau France moo gën a dangereux Sénégal te moo gën a grave lakk drapeau Sénégal ci boobu ndax Sénégal colonie française ko sax. tey gis nañu ni dafa wax ni wala boog professeur français bi dafa caricaturé ci photo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñu nekk ci dëkk boo xam ne daanaka jullit lañ comme julliti réew yëpp a ngi wax lan moo waral ñu cibler la personne de Karim. waaw xam nga Karim moom dama yàgg wax ne Karim mooy chance Sénégal. Karim mooy rare activiste yi xam ne lépp lu ñor Sénégal ñor diine l'islam ñor valeur moom ci loolu lay dox wax dëgg yàlla Karim Sénégal yëpp ko amee jukkal lii nag wax dëgg yàlla xam naa ni occasion la ko état Sénégal def rek pour bëgg noppiloo jullit ñi ndax xam nañ ne bu ñu bàyyee ndax réewu jullit yëpp nit yaa ngi assumé nit yaa ngi boycotté nit yaa ngi génn di yuuxu nit yaa ngi manifester dañu bëgg prévenir les manifestations au Sénégal moo tax ñu commencé ne xaar ñu dur par rapport ak les premiers waaye lii mënuñu tiital mënuñu delloo ginnaaw te jaaxaluñu on va manifester dans ce pays ñu ngi ci weeru gàmmu weer bi mooy weeru judd yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay nit doon jël oto di dem dëkk ak dëkk dañuy màggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam màggal yonent bi fii la war a xewee jamono ji ndax ñu ngi tuutil yonent bi di xotti xormam di ko fontoo donc aujourd'hui moom wax dëgg yàlla état Sénégal mënul téye jullit ñi c'est un mouvement mondial bi nga xam ne chaque fois ma ne gars yi choc civilisation bu Huntington waxoon choc boobu si siècle bi ñu nekk c'est inéluctable donc soit da ngay jouer les rôles pour gagner wala nga toog subir ni gagner la rek waaye àla kulli xaal xeex na Macky Sall warul woon génn comme ni mu defoon marche Charlie Hebdo. waaw Macky xaleewu Macron la Macky ci booyi Macron yi la bokk rek wax dëgg yàlla Macky suy génn ak lépp lu muy def ci ndigalu France a koy defee aujourd'hui nag wax dëgg yàlla xam naa ne du ñeme génn ndax mbiru Charlie bi am na dimension bu ngand bu mu am ci àdduna bi xalif généraux yu bëri bu ñu ko yëg ndax gars yi wax nañ ko fu ne xam naa ne jamono bi moom rëccu na sax dem bu mu demoon ci Charlie waaye nag ala kulli xaal li am moom mooy jullit ñi amuñu lu may yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu gënal suñu bopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy kilifa wu ñëpp ñun jàppee kilifa ci biir réew mi yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn mënu koo laal ba ñu toog ne cellu noppi loxo loolu du mën a nekk te nag tubaab yi France il faut mu comprendre bu baax ci biir xelam ni mënuñoo yaakaar a pare yëpp ñu maanaam du soxla suñu ay dërëm ndax ñoom ñooy wax sax ni quand il faut sévir là où ça fait le plus mal et c'est dans le portefeuille que ça fait mal maanaam si koppar foofu la gën a méttee jamono ji nag soo xoolee lu xew Koweït lu xew Qatar lu commencé xew ci dëkku juut yëpp xam nga ni instant yi France tiit nañu jaaxal nañu ba commencé def ay communiqué donc loolu nag lu ñuy wax ni li nga la am ndam doo ko bàyyi loolu incha allah duñ ko bàyyi nañu xeex ak France ba mu xam ni dafa war a respecter gëm-gëmu ñeneen ñi liberté d'expression naam am na waaye liberté d'expression dafa encadré par le respect dafa am tolérance bu mu laaj ak respect bu mu am France nag dafa irrespectueuse dafa indisciplinée dafa arrogante et il faut remettre la France à sa place ndax France du puissance France ñun ñoo ko def puissance France ñun lay nogatu di ñu jariñoo suñu ay koom-koom ak suñu ay ressources lay dundee saa su ne France ce n'est pas une puissance passée du 19e siècle France nag il faut ñu rappeler ko alors war ko di ko doo dara te loolu incha allah ki laal yoon bi sa moom wax dëgg yàlla na suule. yaakaar nga boycott dina solutionner loolu. gëm naa ni mooy solution bi sax en réalité ndax jamono fi mu toll sanction économique ci àdduna bi sax sanction économique yi ñooy gën a porté que ay guerre sax en réalité soo xoolee États-Unis aujourd'hui sa mouvance sax mooy sanctionner économiquement ay dëkk jéemul dem yóbbu ay armes ndax loolu dafa xaw a metti bëri ay coûts donc économie boobu nag bu dee réagir loon diplomatie française ba mu def communiqué ne c'est pas normal bu leen sanctionné bu leen boycotté bu leen wax loolu ñoom ñuy wax liberté d'expression ni ki war na wax lu ko neex ñoom ñooñu mbajat nangul suñu liberté de consommation ñun nga xam ni kon France kon instant yi tiit na te incha allah on va y aller très fort ndax ñun Sénégal fi sax ñu ngi préparer plan d'action bi nga xam ne pour boycotter tous les produits français boycotter la France ci boobu et on va boycotter Macky Sall na Macky Sall produit français moom ci produit français la bokk on va boycotter tous les produits de la France incha allah. mais Macron discours bu ferme bi ñu am lan moo ko
waaw Macron dafa xam ne dafa am lu bëri lu nekk ci ginnaawam Macron li muy génn nii c'est pas fortuit Macron jékki-jékki di wax ni comme benn dof li agenda bu kawe la bi nga xam ne depuis des années ñu ngi koy planifier di ko dérouler Macron derrière lui il y a tout le lobby juif derrière lui il y a tout le lobby maçonnique de la France derrière lui il y a tout le lobby LGBT de la France ñetti ñi ñëpp ils sont virulents à l'islam ne ça les dérange l'islam sioniste yi d'accord ñu ci islam franc-maçon yi nanguwuñu islam góor jigéen tamit ñoo gis islam daf leen andil problème ndax dëkk yu ñu koy tere yëpp leen ray yëpp ay dëkk musulman lañu donc Macron ñetti ñi mu am te ñetti ñi am alal lool am doole lool moom média yu gën a ngan ci àdduna bi moom banque yu gën a fort ci àdduna bi am ay pion un peu partout dans le monde lii moo tax Macron nekk en confiance gëm ni dafay am ndam Macron ce n'est qu'un pion dans la chose c'est pas lui l'instigateur de ce mouvement là islamophobie bii xeex islam bii naa sànq ba ñu tàmbali maa ngi wax ne la Samuel Huntington 1996 la tàmmoon wax the clash of civilization di wax ne civilisation nañ laalante civilisation islamique dina laalante ak civilisation occidentale ndax ñoom ñaar say idéologie say valeur bokkuñu donc aujourd'hui wax dëgg yàlla lii moom jiit na Macron te Macron na dem bàyyi ko fi moo tax ñun jurit ni il faut léegi nag il est temps ñu gën a comprendre enjeux yi xew gën a booloo nekk benn gën a taxaw xeex ngir ndamu l'islam fàtte ndamu ay sëriñ ak ay diw ak ay kilifa xam ne l'islam moo nekk en jeu te bu ñu sàggee l'islam na yàqu xam nga si misaal damay wax ne l'islam dafa mel ni benn kër la si biir kër gi am na ay néeg bu nekk benn tarixa la néeg bu nekk léegi ay saay-saay jóge fa la ñëw pour tas kër gi pour toj kër gi kenn nga taxaw naan sama néeg kenn laal ko sama yoon nekk si ku wax loolu na jékki-jékki gis ni néeg du amat ci biir këram ndax kër gi la ñu fas yéene boobu kër gi mooy lislaam nag kër gi nag moo ñu soxla suñu booloo soxla suñu àndandoo soxla suñu bennoo incha allah pour ñu mën a am ndam ndax yàlla fu ñu san si alxuraan nañu wala tafarraqu bu leen tàqaliko wa'tasimu bi hablillahi jami'an waaye wala tafarraqu bu leen tàqaliko rek mooy suñu faay bu gën a ngàdd bi xam mooy tax ñu mën a bañ a am ndam bu ñu boolooy am ndam incha allah. kilifa diine yi tekkaaral lañ def mutisme la en tout cas lan moo tax muy flanc bu ñu prêter tout le temps ñuy def loolu te gisuñu seen sortie. waaw xam nga Sénégal moom chaque fois ma ne Sénégal bëriwul kilifa diine. une question de jour des pas vous poser. Sénégal kilifa tarixa moo fi am dooy kilifa diine la preuve bu ñu waxee sëriñ dëkk bi ñëpp yëngatu lii Macron def nii bu ko waxoon ci benn sëriñ Sénégal yëpp dina bax dina yëngatu waaye kilifa yooyu bu ñu waxee ci diine dañuy ne tekk noppi ndax ñoom jàppuñu ni kilifa diine lañ donc kon Sénégal kilifa tarixa yaa fi ne waaye dooy kilifa diine mooy ki nga xam ne saa yu laa diine nga jug taxaw en tout cas de xam naa ni bu fi El Hadj Abdoul Aziz Dabakh nekkoon taxawaay bu mat sëkk dina ko am ndax moom diine ke salaam bu fi Cheikh Ibrahima Niass nekkoon xam naa ni taxawaay bu mat sëkk lay am ndax diine ke salaam bu fi ñoom Sëriñ Abdou Lahad nekkoon ñoom ñëpp dañu am taxawaay bu mat sëkk ndax diine kese leen ñor aujourd'hui nag jamono bii ñu si toll Sénégal jullit yi sax bëriwuñu ay taalibe fi gën a bëri rek waaye jullit yi bëriwuñu donc c'est dommage suñu taxawaay instant premièrement dama jàpp ni problème populaire la le peuple est plus fort que l'État d'abord ñu organiser wu commencé jox une leçon jox une raclée à la France dañ ko war a mbugal fi koy mbugalee mooy fi mu gën a méttee ci àllalam ci koom-koomam boycottons tous les produits de la France lii mooy premier step bi nga xam ne mën nañu war a njëkk xeexee jut bu nekk ne man jënd ma produit France parce que damaa bëgg yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam du ma ko laal ndax dama bëgg yonent bi lii déjà pour man point de départ la ñu exiger nag ci suñu sëriñ yi dem seet leen ndax sëriñ yu bëri xamuñu lan moo xew dañoo tëju ñu dem leeral leen lan moo nekk di xew actuellement ci àdduna bi pour ñoom ñu jéem a am benn déclaration commune de tous les marabouts du Sénégal ñu exiger ko état Sénégal Macky Sall ne ko pour mu taxawal ñu loolu ci France instant yi su ñu nekkoon dëkk bu sérieux sëñ Ismaïla war na fekk instant yi président Macky Sall convoqué l'ambassadeur français demande ko explication jox koy doléance ne ko waxal sa waa dëkk nangam ak nangam laal ngeen suñu pas-pas laal ngeen suñu ngëm-ngëm nangam ak nangam pourtant France daf koy def barkaat démb rek ba Turquie Erdogan ne Macron xelam neexul dafa feebar France dafa rappelé ambassadeur am c'est que dëkk dafa am démarche diplomatique yi nga xam ne moom lay wanee ni kontaanuma démarche yooyu Sénégal mosu ko jëfandikoo Sénégal dafa mel ne kon kontaan na ci lépp lu France def et lii nag wax dëgg yàlla ça ne traduit pas l'opinion populaire li président Macky Sall def ne Thiel nekk xale Macron traduire opinion ñun Sénégalais yoo xam ne kontaan ñu ci France donc état nag suñu mindaat la Macky ñun ñoo ko teg pour ñun lay liggéeyal ñooy patron bu amee lu ñu bëgg moom si war a taxaw ci loolu kon moom dafa war a wax ak Macron dafa war a rappeler ambassadeur français dafa war a bind benn mémorandum bi nga xam ne ko lii ak lii tant que mu ngi am bëgguñu ko ba pare sanctionné sax yu France on va sanctionner France ñun ñoo ko gën a fort ñoo koy dundal France suñu téyee robinet France de foog naa Mitterrand wala Chirac moo wax ne sans l'Afrique la France n'aura pas d'histoire dans le XXIe siècle sans l'Afrique et sans le monde musulman sax man laa ciy boole sans le monde musulman benn dëkk ci àdduna bi du am jàmm ndax l'islam c'est la force aujourd'hui de ce monde qu'on le veuille ou pas nag fii yonent Yàlla Muhammad moo fi nekk sallallahu alayhi wa sallam donc taxawaay rek la laaj taxawaay kese la
yonent bi sax du ay ñaan nag waaw mu ñu fàtte du ay ñaan maa ngi gis ñu bëri naa nañ ñaan yàlla bëggul fitna du ay ñaan yonent bi salaay sax moo ñu dàqoon ñaan te ba ñu taxawee pour taxawal diine dañoo jug jël seen ay gànnaay xeex ñaan rek la problème yàlla daf ñu woo ci jëf dafa saa yu ne inal amun dafa naan wa amilu waxul ñuy ñaan ñiy jëf la wax yàlla daf ñu woo ci action on doit agir wax dëgg yàlla il est temps d'agir waaw macha allah lan man